di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. xibaar yi bokk na ci li nga xamante ni mooy test suñ doon defal ab doomu France nekkoon ci bateau Aline Sitoé Diatta test yi génn amul jàngoro ji négatif la moo waral it daal dinañ ko ba mu wéy li yitte moom soxnaam ak ñëpp ñi nga xamante ni ñoom la bokk loon bateau bi équipage ba di ñi yore dawal gi naka noonu wàllu xibaar bokk na ci it ak jàngoro coronavirus Sénégal mi nga xamante ni daal di dakkal lépp luy roplaan yu bawoo ci réew yenn ci àddina juróom-benn ci wàllu lim touriste yenn it ñoo nga jamono yi daal di bloqué ca fu mel ni Saly Portudal donte it mbir mi daal di nañu ko ni jàppee rafetlu sax dogaluk nguuru Sénégal ndax xam nañ ni mooy war ci jamono daan ci ànd ak Abdourahmane Diallo leneen ci xibaar mooy l'école yi ak tëj gi ministère bi ñu dénk njàng mi dafa daal di taxawali tëralin ngir wéyal njàngale mi jaare ci internet gi foofee dinañ ci ànd ak yéen leneen ci xibaar ñeel Medina Fall ak askan ba foofee tiitaange ca ña fa dëkkee ndax ci ay bés rek ñaar ñu nu fa faat loolee nag askan way ñaawlu ñàkkum kaaraange fa ñoom ñenn ñi dem ba gis ne drogue ba it ci la donte ci xibaar jàpp na nit police ma nga fa ngir taxaw ci kaaraange googee ñeel waa Medina Fall ci Thiès bitim réew Adja Binte Diallo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Alaaji Assane. lu ci gën a fës. coronavirus bi xanaa moo tax CEDEAO dakkal tànku jàmm gi mu bëggoon a amal tey jii ca Guinée coronavirus bi itam moo tax ñu dàq ba jëmmi jamono primaire démocrate yi waroon a am Ohio ca États-Unis tey jii fekk ca Congo Brazzaville président Denis Sassou Nguesso indi coppite ci gouvernement ba. jërëjëf Adja ba ci kanam ngir yaatal gi sport gi xam ngeen ni léegi dañ ko wutal lu ko dal di wuutu ndax ñàkkum activité ci fànn woowe kon Koro News mooy daw ak yéen bis bu ne di lépp luy xibaar ñeel corona gi ak Youssouf Bodian lay doon yéen i kaay Mamadou Mohamed Ndiaye gis-gis ak RFM la muy waxtaane mooy yi war a gunge lu jëm ci wàllug économie gi ginnaaw doggali nguur gu Sénégal bokk ci tere gi ñeel yenn roplaan yi ak tëjte gi ginnaaw coronavirus nees mën a def ba accompagnement économique am ci fànn yooyu dinañu am yaakaar ànd ci ku mel ni El Hadji Mansour Samb économiste le dip écrivain soxna Mariba Aïdara économiste naka noonu ci technique bi Abdoulaye Diop régisseur d'antenne Oumar Diaw to Aline Sitoé Diatta daal dinañu yeewi ñi ci newoon ñëpp muy équipage bi di ña nga xamante ni ñoom la defoon di aji tukki yi ak it tubaab bi ñu daal di njortaloon jàngoroy coronavirus moom ginnaaw bi nga xamante ni Institut Pasteur la fa tukkee ne résultat dafa gis ne amul jàngoro ji dafa négatif mook soxnaam yëpp yiwi nañ leen ginnaaw bi nga xamante ni ab diira ngi ñu daal di leen woon a baax ca bata bay may gët ginnaaw ni ñu ko waxee njort gi jëmee woon ci moom ca Cap Skirring it ginnaaw bi nga xamante ni daal dinañ fa gis ab cas suspect di kenn koo xamante ni njortal nañu ko jàngoro ji ñu ngi wéyal li nga xamante mooy confinement ak cet gi ci wàllu kër docteur ci wàllu taxaw gi nag mairie ba ca Diembéring génne na ci na mu gën a jàmpee ay koppar juróom ci million ngir gunge kër docteur ci wàllu matuwaay waaye it ngir aar personnel ba maire ba sax bu Diembéring la ñu ci àndal Tombong Gueye ak Lamine Ba. Le conseil municipal de Diembéring moom moo am décision boo xamante ni bi moom moo ñu tax a toog tey fii dañu mobiliser 5 millions yoo xamante ni moom la ñu jël jox ko docteuru district sanitaire du Souy pour que mu def benn commande sur la base de besoins yi nga xamante ni moom moo fi nekk présentement. ci biir article yi di ngeen ci gis gel hydroalcoolique di ngeen ci gis ay masques di ngeen ci gis itam ay thermoflash ak yeneen xeetu appareil ak produits yi nga xamante ni moom lañ soxla présentement dans le cadre de la réplique. commune de Diembéring dafa d'accord ni puisque dafa bokk ci benn zone boo xamante ni dafa accessible donc à l'étranger parce que zone la boo xamante dafa vulnérable am nañu benn aéroport boo xamante ni bi daf ñuy jox directement contact ak l'extérieur. bon exemple bi ci ñun la war a jógee premier exemple bi ci ñun la war a jógee moo tax ñu mobiliser xaalis boobu jox ko médecin chef mu def donc ay commande tey jii ñu leen di jox de façon symbolique les postes de santé les imams et les curés ak yeneen donc structures yi nga xamante ni yëpp ay structures d'affluence la maanaam mbooloo bu bari dafa donc dañ fay dem. mu nekkoon Tombong Gueye maire bu Diembéring ak dakkal gi ñeel lii di roplaan yi bawoo ci réew yi ci mel ni nag France Italie Espagne Belgique Algérie Tunisie touristes yenn ya nga jamono yi tagga témbe ci fu mel ni Petite Côte bi ca Mbour ak li ko wër donte it ñoom dal nañ ko ni jàppe dogal bi am na ci sax ñu ko rafetlu ndax gis nañ ne dogal yi war la ci jamono yi Abdourahmane Diallo ca Mbour.
Je suis dans la merde, voilà. Gérard dafa mel ni ku jaxasoo le 27 mars bii la waroon ñibbi France waaye avion yi nga xam ne dañ ko dakkal tax na mu jaaxle. J'ai un billet de retour et... jënd naa billet pour ñibbi waaye fi mu ne nii mënuma ko changer looloo tax dama jaaxle xamaguma sax lan laay def ndax bëgg naa wut pexe pour ñibbi. un moyen de retour et je trouve bon. ñu ngi dajeek moom ci wetu village artisanal bu Saly Viviane di dox ak jëkkëram moom ak Gérard ñoo bokk benn atte. ñun le 13 avril la ñu war a ñibbi ñu ñaan yàlla balaa loolu mbir mi saafaraw. Il y aura quelque chose de fait, hein? Alain di borom këru Viviane moom muy ñaax français yi ak ñenn ñi sax ñu daal di respecter mesures yi nga xam ne gouvernement yi jël nañ ko. Je pense que dogal yi ñu jot a jël ay dogal yu baax la ndax feebar bi dafa doy waar li ñu war ñun ñëpp mooy fexe ba tënku ci dogal yooyu. sûrement les bonnes décisions. beneen français moom Joël lay wuyoo muy xamle ni yenn saay ñu beddi leen waaye moom bokkul ci ñi nga xam ne day dund li ni mel. certainement. loolu noonu du ñàkk waaye man nag maa ngi fii depuis juróomi weer xam naa ni indaale ma benn feebar te ñi ma dëkkal ñoom ñëpp aussi xam nañ ma. y a pas de problème. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane ci wàllu jàppalante nag solidarité boobaak léegi macha allah gis nañu ne Sénégal am na ci ñu taxaw soobu ci ngir rek xeex beeg jàngoroy coronavirus ci njëlbeen ci pàttali président conseil administration bu groupe Futurs Médias ak opération daan lii di coronavirus yegg ministère de la santé matuwaay ak lii di jumtukaay yu am solo ci wàllu fàggandiku gi ñeneen ci doomu Sénégal këru liggéeykaay naka noonu ci ba tey boobépp solidarité mu des nag mbiram gestion di yorin wi ñeel loolee nay ndimbal ki taxawu Mohamed Ali Mouba. ministère de la santé mi ngi xool nu muy organiser wu ngir gérer xaalis bi sénégalais yi di joxe naka noonu itam produits médicaux ak désinfectants yi sénégalais yi di joxe fu mu toll ni nag Abdoulaye Diouf Sarr ak service am jot nañ produits désinfectants ak matériel médical loolu nag ñu ngi koy stocké ci benn magasin boo xamante ni ministère bi moo ko moom gannaaw réunion technique bi ñu def ministère bi jot na confier gestion magasin boobu benn logicien moom nag colonel de l'armée la à la retraite bi nekkoon ci armée Sénégal moom mooy kon jot ndimbal gi naka noonu itam moom mooy génnee produit yooyu ñu yóbbu ko foo xamante ni war nañ ko fa jëfandiku ci wàllu nag xaalis bi sénégalais di joxe ministère de la santé et de l'action sociale jotugul statuer xamuñu woon ndax dañuy ubbi benn compte boo xamante ni ci turu état du Sénégal lay doon bu fekkee ni nag nguur gi dafa déclarer situation de catastrophe entreprise bu ne mën na ci jël ci xaalis bi mu am ci bénéfice net joxe ko entreprise bu joxe mën na ci am ay faveur ci wàllu impôt yi muy fay fu mu toll ni nag nekk guñu ci cas boobu waaye nag ba léegi ni entreprise yi joxe mun nañ ko jàppee ci wàllu responsabilité sociétale d'entreprise bi ñuy wax groupe Futurs Médias joxe na 10 millions Bougane Gueye Dany jox na 11 millions xalif général 200 millions kii di Sadio Mané génne na moom itam 30 millions ci lu ñu wax. jërëjëf Mohamed Ali Mouba ñu daal di des ak lii di jàngoroy coronavirus gi ak it lu jëm ci vacances maanaam ñàkk njàng mi ngeen baal ma du ay vacances ndax loolu sax kilifa yi boobaak léegi ñu ngi koy leeral jëmee ci wayjur yi ak ndongo yi seen bopp ñu xam ne tëj gi ñeel l'école yi du ak bër waaye wàllu jàngoro ji li ko waral terewul ministère bi am na tëralin yeneen jaar ci internet gi ngir wéyal yooyu cours di njàngale mi li nga xamante rek moo ci xaw a des ak lëf ci lu nu war a gën a xalaat ngir wute yoon ñi nekk ci zone rurale yi nga xamante ni amuñu internet Anna Rocha. tapé leen ci internet éducation.sn di ngeen dugg ci plateforme bi ñu dippee apprendre à la maison maanaam jàng ci biir kër yi lu ci ëpp élèves yi lañ ko jégleel waaye am na ponk yu si des yoo xamante ne jàngalekat yi ñoo ko moom ki ñu dénk kàddu ko ministère de l'éducation nationale Mamadou Moustapha Diagne di ñu gën a leeral ci mesure boobee. boo demee ci plateforme boobu ñuy wax apprendre à la maison dañ ci fekk ay cours yoo xam ni dañ leen a filmer maanaam ay jàngalekat yoo xam ne dañoo def ay cours ay leçons dañu fekk ay exercices yoo xamante ne bii dina leen permettre à distance ñu continuer seen njàng. idée bu baax la bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Touré nekk ku xam-xamam màcc jëm ci wàllu njàng ak njàngale waaye nee na lan mooy objectif bi ci ginnaaw ak surtout yan matuwaay la ñu jël ngir mën a jëfe boobee dogal. jot bi nga xamee ne moom lañ daan jagleel élèves yi pour que ñu jàng toog bi bañ a def dara loolu moom ñu war a moytu la. te day wane ne aussi ñu ngi xalaat bu jafe-jafe amee nan la ñuy mën a def
pour xeex ak jafe-jafe boobu. ñëpp xam nañu ne fii Sénégal ni ñuy amee internet ci Ndakaaru bokkul ak nu ñu koy amee ci dëkk kaw yi Cheikh Touré mi jafe-jafe yooyulee la ñu war a transformer soppi ko mu nekk ay ressources. day am par juróom yuy ñëw ñu jox leen li nga xamee ne moom lañ daan jëfee ci biir classe bi muy mathématique di lecture surtout su ko defee ñoom bu ñu demee seen kër mën nañ sax bu ñu bokkee quartier ñu daje ku nekk defar sa exercice su ko defee léegi ñu yóbbul ko maître bi. ministère de l'éducation nationale xam na ni dina am jafe-jafe ci projet boobu mu doxal ko ni mu waree loolee waral mu ne inspection d'académie yi ak IEF yi nañ ci jàpp ci gox-goxaat yi Mamadou Moustapha Diagne. xale yooyu ministre bi wax na IA yi ak IEF yi ñu développer ay stratégie maanaam mën nañoo sax tirer ay leçons jël ko jébbal ko xale yooyu. ministère de l'éducation nationale nag taxawal na itam benn équipe de veille ci wàllu apprentissage bi ci biir kër yi bu ko defee mu mën a xool bu baax a baax ndax IEF yi ak IA yi ñu ngi def luñ leen sant ci wàllu stratégie. jërëjëf Anna Rocha li wér mooy lenn ci waajur yi moom ci Médina liñ leen sant xelal leen ko ci gune yeeg ñu gën leen ba xel ndax newuñ ci bër ba wër di taxawaalu ci mbedd mi yooyu waajur ne wundu ca ndax gis nañ yenn ci yooyu gune ca ku ne xam nga ni gune xamul dara Salimata Aw. yéen lan moo tax jàngewu leen. coronavirus mais est-ce que nekku leen ci mbedd bi di foofu. ankay ñu ngi ci mbedd waaye wóorul dañoo waroon toog ci suñu kër. moonte ne de xam nañu li tax ñu téye leen ci biir kër yi wante bàyyiwuñu xel ci danger bi nga xamante ni moo nekk ci biti ñu def ay groupe su ndaw nekk ci mbedd mi di football wala sax di ay Marème Thiam kenn ci seeni yaay la mu ñuy xamal ni jamono ji ñoom ñëpp a jaaxle. ba sa doom bañ a taxawaalu toog ci biir di yor ay kayam xool livre am di lire daal bañ a taxawaalu daal moo gën. am na tiitaange bu ci nekk. bu metti sax parce que lu nee ngi ci. feebar bi moom yal nañ ci yàlla musal ci mboolem jullit ñi leen dal yal na leen ko yàlla teggil ñi mu dalagul yal na musal leen ci instant bi bépp jaboot tiit na. bu président de la république demee ba jël yenn ci ay dogal day wane ni situation bi fa mu toll garaaw na soxna si di ñu ko xamal wante nee na jafe-jafe bi rek mooy téye xale yi ci biir kër yi. ñu koy def de mais nag xale yi moom kenn mënu leen yàlla rek ka leen di sàmm moom ka yàlla rek ka leen di sàmm. parce que da nga leen di gis ñu nekk ci mbedd mi di taxawaay. waaw dëgg la moom. ba ne ko dëgg la wóorul de. waajur bi moom dafa rek mujj soppi yenn doxalin ngir aar ay njabootam. man mi sama doomu jigéen moo daan dem marché sax mais nee naa ko bàyyi dem marché chaque jour maay dem na sama bopp marché parce que instant yi moom wax dëgg yàlla suñu fiiti sax dalul. mais yokk ngeen cet geeg raxasu. waaw eau de javel yeeg yëpp kay wax dëgg yàlla yokk nañ ko bu baax. ñaan yàlla mu dem ak jàmm ak salaam kay. ay xale téye leen ci biir kër ci diiru 2 fukki fan ak benn yomb na yombul si ñi ñu waxal wante wérgu yaram moom amul njëkk benn yoon ñu yokk ko ci. kii day wër te du raxas loxo. Salimata Aw ci wàllu reportage ci Médina leeral yu tukkee ci ministère de la justice ginnaaw dogal bi jëmoon ci wàllu ajandi lépp luy audience di àtte jamono ci tribunal di rëbb ñett ci ayu bés jëwriñ ji xam leen ni ñu nga ca mu des rek xëy na ak yëgoo seen biir monsieur le ministre de la justice maître Malick Sall ak Hadj Ndiogou Diène. mënuma dellu gannaaw ci décision boo xam ne président de la République moo ko jël bu ngeen gisee bu ma defee sama sortie mais effectivement audience bi dañ ko suspendre bu ngeen gisee effectivement le lendemain gouvernement français moo jël même mesure yi mais dama ne balaa may wax lu ma wax dama waxtaan ak président de la cour suprême waxtaan ak premier président de la cour d'appel ak Barthélemy ma ne leen audience yi suspendre leen à partir de lundi mais lundi da ngeen réunir acteurs yi pour ngeen seet modalité yi pratique ni ñu koy defee xam nga audience xam nga affaire bu ñu ko renvoyé par exemple am na affaire yoo xam ne dañu ko renvoyé altine xam nga procédure am nga justice def am ay procédure kenn mënul renvoyer comme ça en bloc dañu obligé bés boobu juge bi ñëw moom ak greffier am jël primitif bi ne affaire bi dàq nañ ko ba tel affaire bi dàq nañ ko ba nii la dañuy seet ñoom yoo xam ne ay affaire yoo xam ne affaire particulière la affaire yoo xam ne laajul nit di ñëw affaire yoo xam ne c'est extrêmement urgent affaire yooyu mun nañ ko jël en micro parce que kenn du ko fekkee. dogal boobu jëm ci suspendre audience yi ñu bëri ŋàññi nañ ko nee nañ li ñu waroon def rek mooy di def audience huis clos lan ngay tontu ci critique yooyu. ñu wax ñooñu dañu xamul luy audience bu ma waxee ba pare dama leen wax ne ngeen toog dama leen kenn tëjul tribunal bi xam nga ku bëgg a dem tribunal pour def appel
loolu amul benn problème mais dañu koy def pour sécurité non seulement citoyens yi mais sécurité également pour les juges et les greffiers les acteurs de la justice. leeral yi ministre bi ñu dénk wàllu yoon maître Malick Sall leeral yeneen tukkee ba tey ci naata ngom dénk wàllu njënd ak njaay mi di soxna Aminata Assome Diatta ci wàllu li nga xamante ni mooy Sénégal ndax am na lu doy ci wàllu approvisionnement jëm ci ñam yi ñuy jëfandikoo ak yeneen loolee ministre bi xam ne ni waaw lu ne la ci marché bi yëf yaa nga fa njëg it lu nu maîtriser la te it ñu ngi ci wàllu tëral nag xalaatin ngir génnepp yoonal di arrêté bu jëm ci fixé yooyu njëg rawatina ñeel wàllu gel hydroalcoolique bi ba ku ca bëgg a dugal njubla nga tàppale yoon dal sa kaw dinañ ci àndaat ak Amadou Sabax Ba ci yeneen ndaje xibaar. ñu des ba tey ak coronavirus gi ak ceetlu gi ci fànni politique gi mooy amatul li nga xamante ni mooy langue gu diw wala Masamba Fare ñëpp ànd maase ci ngir lëngoo gi yëkkateendoo dóorandoor ñii di politologue yi nag di observateur rafetlu ko ndax dañoo gis ne woowu yoon rek mooy bi jural mucc Sénégal gëstu Pa Balla Gueye. woy politique yëpp daal di def benn say ngir daal di xeex coronavirus bi Assane Samb moom jàpp ne taxawaay wu ñu war a rafetlu la ci gis-gisu taskatu xibaar bi xam-xamam màcc ci wàllum politique lépp lu mu laaj jamono yi nag ñëpp war nañ cee daal di taxaw. kon Sénégal aussi wane na exemple foofu bu problème amee problème bu grave nii nga xam ne nit mën na si rotal ay bakkan te xeet gi mën na menacé wu sax parce que kenn xamul fan la feebar bi jëm ndax mën a guñ ko fekk donc loolu dafa laaj ku nekk joxante loxo. mu bokk gis-gis bu baax ak kii di Assane Samb professeur Moussa Diaw nekk enseignant chercheur ci université Gaston Berger bu Ndar muy xamle ne nag opposition bi war naa dugal loxoom bu baax a baax ci sensibilisation bi nga xam ne moom la nguur gi di def jamono yi lay. regroupement dañ koy aaye moo tax ñu jaar ci ay communiqué mais war nañ jaar aussi ci médias yi daal di sensibiliser daal di waxtaan comme ni ñu koy defee yeneen réew yi daal di débattre de sensibiliser population yi wax leen danger ci nekk yi ngeen am nañu njëkkoon wax ay wax yu nga xam ne wax yu doy waar la waaye ñooñu nag il faut que nag ñu mobiliser jaar ci médias yi espace ba nga xam ne espace bu am solo la période bi pour sensibiliser population yi. Assane Samb moom mu yokk ci ne fexe dajale ay koppar doon na loo xam ne lu jàmp la itam comme ni nga xamante ne noonu la ko yenn kilifa defee ci biir réew mi. kenn xamul fan lañ jëm ak feebar bi donc leneen looy mën di xëccoo rek li moo ko gën a jam kon yaakaar naa loolu ñëpp xam nañ ko te ñëpp ñu ngi ciy taxaw donc taxaw bi aussi dafa war a nekk taxawaay boo xamante ni da ngay làmb sa poche bu fekkee am nga ko participer jàppale ministère de la santé. way politique yëpp dajaloo doon benn say lu jafee gis la waaye ci gis-gis ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllum politique ñuy xam ne war nañu ko wëyal waaye nag lépp day tënku ci lenn rek muy doon intérêt réew mi. Pape Balla jërëjëf loole it ne bennoo ñii di Y'en a marre xamee nanu ko ni ba na sab ndaje bu ngoonee seen digg ak ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ngir xool ci ban fànn lan mënee ñoom it ñëw jàpp ci mbir mi fekkoon na booba it ñuy waxtaan ci wàllu weneen ak artistes yenn yi ngir daal di jibal ab woy wu jëm ci yeeteeg sensibiliser ñu déglu coordonnateur bu Y'en a marre Aliou Sané ak Hadj Ndiogou Diène. nee nañu ku ci nekk ci li nga mën na nga fexe ba renforcer action yi nga xamante ni gouvernement du Sénégal mu ngi koy def jamono ji bi ñu jógee ci loolu nag ñun ci li ñu mën tàmbali nañu ak artiste mouvement yi nga xamante ni ràññee nañ leen ci yu mel ni dugg nañu studio fi mu ne nii ñu ngi liggéey ci benn morceau de sensibilisation ak benn vidéo bi nga xamante ni mesure de prévention yi ministère bi tëral dañu koy daal di gën a fësal leneen li aussi mooy fexe nañu depuis démb ñu ngi tourner ay capsules yu ñu commencé diffuser sax ay vidéo de sensibilisation yi nga xamante ni toujours mesures yi nga xamante ni gouvernement bi mettre na leen en place mesure de prévention individuelle ak collective yi vidéo yooyu dañ koy gën a fësal leneen aussi mooy war nañu dajeek ministre de la santé pour que ñu feddali ko suñu appel boobu mais en même temps xamal ko ni ay ndaw réew mi lañu et que ay bénévole lañu yi nga xamante ni fépp fuñ soxlaa feneen notamment ci ay actions de proximité auprès de yenn population yi pour que ñu jàpp ci liggéey bi mais lépp ci encadrement wu autorité sanitaire yi ak ministère de la santé. ba tey ci jàngoro jeeg dogal yu mag yi nga xamante ni kilifa yi ñu ci jël nañu ko waa jàngu bi ak évêque yi nga xamante ni yu Sénégal dogal bi jëm ci toxal yenn ci ndaje ñu nasoon rawatina ci jamonoy carême bi nu ne yenn office religieux yi messe publique ak lépp loo xamante ni daal ndajem diine la waaye boo xamante ni dafay dajale mbooloo ñu daal di ko toxal ba beneen lépp ngir di wéy rek ñoom évêque yu jàng bu Sénégal ngir di ànd ci xeex beeg taxawaay gi ngir luy sàmm askanu Sénégal ci jàngoroy coronavirus daan ci àndaat ci yeneen i jamono.
pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. leneen ci xibaar ca Thiès wàllu xew-xewu jamono ci ayu bés lëm ñaar ci ay cas ci wàllu graye jëm ci ñaar ci soxna askanu Medina Fall nag jaaxle lool ci wàllum karange foofee bu nu sañoon mu yokku gis nañ it ne lu jëm ci wàllu doxalin yu bon yooyu drogue ba ca la police it ci xibaar ña ngi fay may gët Cheikh Anta Diop ciy leeral. ñaar ñu faat ci benn ay bés fii ci diwaanu Thiès rawatina ci quartier bii ñuy wax Medina Fall ëlëm na daanaka askan wi kii di ab jàngalekat la ñu ngi ko fekke fii ci quartier Medina Fall. ñu ci bëri jaaxle nañ ci am nañ ci njàqare aussi ñaari rey ci benn semaine ci Thiès loolu daawul am quoi li jaaxal nit ñi aussi moo di ci même quartier bi ñaari meurtre yëpp boo seetloo ay xale lañu quoi. Medina Fall ñu gis ne quartier la boo xamante ne ndaw ñu bëri sax nee nañ amul kaaraange ndaxte fii de ndaw ñu bëri dañuy jëfandikoo sinébar kii de dawalkatu Jakarta la ñu ngi ko fekk ci arrêt bi fii ci quartier Medina Fall. quartier yi moom dee yi bëri na fan yi sécurité bi moo doyul Medina Fall lu mu bindoo la xam nga quartier bu populaire la après yaatu na bëri na ay xale aussi ñu nekk liggéeyuñu bëri na xale yu góor yi entraîné am seen doole toog defuñu dara ñuy xale bu ndaw xoj ko bëri ki démb rey ko noonu ay famille ñàkk tamit waaw lu ñu bëgg tamit police ñuy dugg biir Medina Fall di dugg def ay rondel. Babou Sène mi nga xamante ne nag nekkoon na brigade de recherche bu police centrale bu Thiès nee na jamono yi kaaraange gu mat sëkk la ñu jël fii ci diwaanu Thiès ci wàllu police. parce que tey jii boo ko seetloo ci biir dëkk bi léegi aussi yëpp renforcer nañ leen en élément honnêtement parlant y a assez d'éléments xam nga rey nit day doon des cas isolés acte yoo xam ne mënoo ko prévenir mënuloo taxaw di taxaw fii naan bu nit ki reyee ma jàpp ko mais ba nga ko gisee aussi bañ ko reyee ba pare aussi en moins de 24 heures police def na li ñu waroon a def. Medina Fall quartier bu bari nit la xumb lool waaye nag jamono yi nag ñu ngi gis auto police mi ngi fay baagante saa su nekk di def ay rondu RFM Thiès Cheikh Anta Diop. RFM bitim réew. Adja Binta Diallo lañu ci àndal Adja ñu dellu nuyu la bu baax. dellu fay la Alaaji San. ñu commencé ak Patou président bu PAIGC kon Guinée Bissau ci dëj. Manuel Serifo Niamadjo moom mooy président PAIGC ni nga ko waxee nekkoon na itam président transition ci atum 2012 ca Guinée Bissau mi ngi faatu naki démb ca Lisbonne ca Portugal dañuy dem Bissau fekki fa na waa Mankali. xibaar bi dafa jóge ci njaboot bu dem si yàlla bi ku tudd El Hadj Manuel Cherif Niamadjo Cherif Niamadjo kooku dafa nekkoon dirigeant bu parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert bu ñu ne PAIGC waaye tamit moom dafa musoon nekk vice-président bu assemblée nationale populaire moo nekkoon di jiitu commission d'organisation bu conférence de réconciliation nationale fii ci Guinée-Bissau Niamadjo moom dafa occupé woon balaa mu faatu ay fonctions yu bëri ci administration publique bu Guinée-Bissau ñuy fàttaleku ne El Hadj Manuel Cherif Niamadjo moom dafa bëggoon concourir ci élection présidentielle bu ñaar fukk fan ak juróom-ñeent ci weer décembre ci atum 2019 bi passé waaye parti am boo xamante ne mooy PAIGC boobu dafa mujjee supporter candidature bu Domingos Mosquera Nouakchott Bissau RFM. jërëjëf Nouakchott Idriss Elba moom dañ ko testé positif ci jàngoro coronavirus. muy acteur Sierra Leone bu ñëpp xam moom si boppam moo ko wax ci vidéo boo xamante ni mi ngi ci biir internet bi nee na metti na waaye gëm na ne dina ci génn moom Idriss Elba mi ngi wax ne moo def test bi gannaaw bi nga xam ne dafa nekkoon en contact ak benn nit boo xamante ne daal dafa am coronavirus. États-Unis ñoom ba tey ak coronavirus ñu namoon fay primaire ci démocrate yi waaye toxal nañ ko ba beneen. ñu jëlee xibaar bi ci France 24 primaire démocrate itam ñoom ñi ngi ko waroon amal tey jii sa Ohio waaye gouverneur réew moomule moom moo ne état boobu moom moo wax ci France 24 ne dañu koy dàq kon ba jëmmi jamono ndax coronavirus bi fekk nag tuuti rek a desoon bureau de vote yi ubbi muy guléet nag gannaaw bu ñu dooree investiture démocrate yi nga xamante ne Joe Biden moom moo ko moo jiitu Bernie Sanders. ñu dem ba Congo Brazzaville ci wàllug politique ak remaniement ministériel gu fa am. ñu jëlee xibaar bi ba tey ci APA News nee na nag dañoo yeesalaat gouvernement bi waaye demeewul noonu waaye président Denis Sassou Nguesso nee na gouvernement technique la moo tax mu jëlee fa ministre des transports aviation civile ak marine marchande jëlee ko ci nguur ga daal di fal beneen ministre délégué la bi ministre des finances ak bu yor wàllu budget moom sax la ñuy dénk nag budget bi tey ci suba.
le remaniement bi am dañuy dem nag kon Guinée Alaaji Assane xam naa ne chapeau ba daa wadd ci yoon bi dañuy dem Guinée ndax tey jii dañu faa waroon a dox tànk jàmm waa CEDEAO waroon faa yebal président bu Nigéria Mouhamadou Issoufou ak ki nga xamante ni moom mooy Nigéria Mouhamadou Buhari bu Niger mooy Mouhamadou Issoufou bu Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ak bu Ghana Nana Akufo-Addo dañ ciy ànd ak Malal Junior Diagne. ci bésub talaata tey jii yemoo ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars la ñu waroon a tàmbali mission au niveau bu CEDEAO foofa ca réewum Guinée. mission googee CEDEAO namoon a amal kon dañ ko bëggoon rek tekk ngir daal di def waxtaan ci wàllum politique fexe kon ba déggoo am diggante Alpha Condé njiital réew bu Guinée Conakry ak ña bokk ca kujje ga boobee ba tey ji nga xam ni ca la président Alpha Condé waxee woon daa bëgg soppi constitution bi ngir sàkku ci askan wa ñu jox ko ñetteel bi mandat kilifa yi Guinée Conakry yi doonoo wax ni daa am genn cas coronavirus ca réew ma moo tax ñu daal di annulé moomee ndaje ci wàllub kujje gi nag bokk na ñu sa gën a fës Cellou Dalein Diallo député ca pencum ndaw réew ma ba noppi jiite parti bi du Union des forces démocratiques bu Guinée moom jot naa koon yëkkati kàddoom jëmale ca taskatu xabaar ya nekk ca réew ma ak ci biti réew ni Guinée saa si tembe fi mu toll buñ ca teel lu jóg waxtaanee ko ñàkk liiraam mën naa kon nasaxal démocratie buy tàmbalee am ca moomu la réew waaye itam mën naa dem sax nag ba yëngal dal ak jàmm jënu gis ca réewum Conakry googa. kon Malal fan yi moom mu ngi ci international. waaw Malal daa gisatul xibaaru sport bi. comme dañoo bër ba jëmmi jamono. jigéen ma ngi ñëw soo da ci am ci Coro News. vaccin bi nag dégg naa ni volontaire yi mën nga ci am xaalis de. bu dee noppi nga ñu testé ko ci yow. test kay moom nañu ko seet ci yow rek ba ci kanam. Adja Binta Diallo Adja Sode Thiam ci lépp luy xibaar yi nga xamante ni ñoo mujjee wàcc ñeel coronavirus. xibaar gu neex ngir Sénégal français bi nga xamante ni nag dañ ko téewoon ca bateau Aline Sitoé Diatta bi xamal nañ ñu ne amul jàngoro gii di coronavirus waaye nag teewut Sénégal ba léegi moom mooy pays Afrique de l'Ouest bi nga xamante ni moo ci ëppale cas mi ngi tolloon ci ñaar fukk ak juróom-ñaar te ñaar ña sax wér nañu ay dogal nag yu wóor jot nañ koo jël te nit ñi ngi ciy topp même bu fekkee sax ni depuis cas wu sénégalais bi nga xamante ni ca Italie la jugoon bés bu yàlla sàkk lu mu bon daañu am benn cas bu yees ci noonee nag sénégalais ñoom ñi ngi dugal ni yoxo bu baax ci dajalem koppar gi ngir ut nu ñu saafara ci xeex coronavirus gi le international sénégalais bi di Sadio Mané moom gannaaw ba mu waxee ni dina joxe 100 millions ci suñu koppar daa dinay def ab vidéo ngir daat ci ñaaxa sénégalais yi naka noonu it fansam yi nga xamante ni ñi ngi koy seetaan nekk ci àdduna wërngal këpp ci Afrique nag jàngoro gi mi ngi law waaye autorité yu continent bi jël nañ ci dogal ngir bañ jàngoro coronavirus gi daal di law dëkk bu sorewul dara Sénégal di Maroc foofee nag ministère de la santé bi daal dinay xamal niki talaata ji ñaareelu doomu aadama nga xamante ni faatu na ci jàngoroy coronavirus ak benn cas bilan bi nag fi mu nekk nii ca Maroc toll na ci 1 cas yu positif ki nga xamante ni nag moom moo faatu ab marocain la ay atam nag daal di toll ci juróom-ñaar cas bu yees ba ñu fa wax itamit kooku ab ressortissant marocain la ca Casablanca moom it ca France la jógee ñu gis itam ba tey ni gannaaw Sénégal Maroc Algérie ak yeneen i dëkk Afrique Tchad nag niki tey ji moom it la daal di xamle ni dina tëj ay frontière am ñeel vol internationaux yi loolee nag mën ko nar a tàmbali niki alxames ci République démocratique bu Congo nag président Tshisekedi moom it niki talaata ji daal dinay def ab conseil des ministres extraordinaire goo xam ne daf koo daal di jagleel jàngoroy coronavirus ba tey lu jëm ci jàngoro googee bu ñu sukkandikoo ci chiffre yu mujj yi tukkee ci àdduna wërngal këpp Chine nag fi mu nekk nii téeméer boo jël fukk ya képp la cay gàddu waaye nag Europe gi yépp moom it téeméer goo jël juróom benn fukk ak ñett ya ñoom ñoo koy gàddu ca Belgique nag daal dinañ fay gis téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomi cas yu yees ak fukk yoo nga xamante ni ñoom daal dinañ cee ñàkk seen bakkan mu mel ni kon jàngoro ji ma ngay law ca France foofee nag bu ñu sukkandikoo ca bilan bu mujj bi juróom-benn junneeg juróom-benn téeméer yu toftal fanweer ak ñetti doomi aadama amee nañu jàngoro yi booy xool sax junni ak ñaar téeméer yu toftal fukki doomi aadama ñoo ko am ci moins de 24 heures ak ñaar fukk ak benn yoo xamante ni daal dinañ ci ñàkk seen bakkan gannaaw Espagne Italie France moom it nikitee ji ci talaata ji la daal di dugg ci confinement général ba midi jotee ba léegi nag français yi mënatuñoo génn seen kër di dem ak di dikk ci loo xamante ni du lu jàmp rax ci dollit képp koo xamante ni toppul ci ndigal yañ fa teg yoon dina dal sa kaw ci noonee sax ñu xamal ñu ni téeméeri junni policier ak gendarme la ñu daal di mobiliser ngir daal di surveiller confinement googee ca France Russie itam tàmbali nañ testé benn vaccin ci ay mala Iran nag ñoom daal di nañuy fësal ni am nañu téeméer ak fanweer ak juróomi doomu
aadama yoo xamante ni daal di nañu ñàkk seen bakkan kon nag jamono ji seen bilan officiel ci ñi nga xamante ni ñoo fa faatu bi ngi toll ci juróom-ñeenti téeméer yu toftal juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti doomu aadama. ak yeneen loolee ci wàllu nag dogal ginnaaw bu mu jibee nees mën a gunge ne ay dogal yeneen wàllu koom gi moo waral ñu invité ay boromi xam-xam ci wàllu économie ku ci mel ni soxna Marie Aïdara économiste la soxna si Aïdara ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay Assane. jërëjëf ñu ngi it ak El Hadji Mansour Samb économiste la di écrivain sëñ Samb ñu ngi lay ziar. waaw monsieur Guèye ñu ngi lay nuyu bu baax. très bien madame Aïdara ni ñu ko waxee yow lan nga gis léegi ginnaaw dogali jib na lan moo mën a gunge ci wàllu koom nguur gi ngir daal yokk ndëgër laay. waaw maa ngi rafetlu invitation bi di leen ci remercier. jërëjëf. yaakaar naa ni président de la République son excellence Macky Sall jot na jël ay dogal yu am solo. interdire liaison maritime suñu diggan dem beeg dikk bi entre ci juróomi réew yu nekk tugal ak ci Maghreb bi loolu ay dogal yu am solo la maa ngi rafetlu aussi jëloon na aussi ay mesures yu am solo ci wàllu koom-koom loolu il faut que ma ñëwaat si mooy taxawaloon na benn code minier bu bees taxawaloon na benn code général des impôts bu bees benn code de la pêche maritime bu bees ak réforme fiscale bu bees d'ailleurs actuellement 2020 mooy marqué le budget programme donc def na lu bare ci wàllu koom-koom mais malheureusement suñu amee benn tiis boo xam ni dafa jógee ci kaw daanu si suñu réew il faut que mu am conséquence ci wàllu koom-koom dérèglement waaw loolu la ñuy wax choc exogène loo xam ne xaaroo ko woon mu ñëw indil la ay problème ci secteur yu bare loolu moo waral du ñu war a nekk benn say def benn say ñëpp mànkoo boroom xam-xam yi joxe seen xam-xam boroom alal yi aussi joxe tuuti compal tuuti ci seen alal su ko defee ñu jébbal loolu état bi pour état bi mën a faire face à cette crise man nag ci sama wàllu bopp amoon naa daal juróomi xalaat yoo xamante ni bëggoon naa ko jébbal état bi pour ñu xool nan lañuy faire face à la crise. très bien waaw première xalaat bi mooy teg benn kuréel boo xamante ni day xayma di saytu lan la pandémie bi mën a yàq ci wàllu secteur yu ñuy wax les secteurs porteurs de croissance mooy les 6 moteurs du PSE mooy politique bi ñu waral doxal fii léegi 2035 ci wàllu économie ak sociale loolu suñ ko defee daañu mën a am exactement daañu mën a xam nan la ñuy faire face à la crise deuxièmement aussi ci wàllu àddina bi dina am récession mooy ralentissement économique d'ailleurs Trump wax na ko démb mais loolu dina dal réew yépp donc ça veut dire que production agricole bi mbay mi dina wàññeeku ci àddina bi yépp loolu moo waral ñun Sénégal war nañu def ay stock de réserve maanaam xeex ba am sécurité alimentaire produits yu ñu doon importer ñu def ci ñu denc ci suffisamment mais aussi ñu jublu ci gën a jublu ci mbay mi foofu laa bëggoon yow kay waaw pour mën a bay loo xamante ni moom la ñuy dundee loo denc day jeexi kon kay nañ commencé tàmbali bayal léegi suñu bopp ñu bayal léegi suñu bopp lekk loo xamante ni ñun ñoo koy bayal suñu bopp ba pare promouvoir benn label sénégalais ñu xam ne lii ñun ñoo ko defaral suñu bopp sénégalais yi di ko lekk troisièmement foog naa ne aussi état bi war na jàppale secteur privé parce que secteur privé lu am solo la ci koom-koomu réew ñoom ñooy porter croissance bi te président de la république yàgg na wax ni secteur privé moo war a porter deuxième phase u plan d'action prioritaire 2019-2023 bu PSE donc d'ailleurs sax dama leen di jox benn ñaari exemple rek 2018 état bi jëloon na ay mesures yu bare ay taxes yu bare teg ko ci kaw secteur privé bi juróomi taxe léegi ñaar rek laa leen di jox comme exemple yoo xamante ni peut-être gouvernement bi mën na ci dellu ginnaaw yooyu yëpp ay mesures la yoo xamante ni ñoom suñ ko étudier daañu xool ndax daañu ci mën a dem dellu ginnaaw wala déet mooy le 26 octobre 2018 président de la république jëloon na benn décret pour yokk facture électricité entreprise industrielle yi ku daan fay ñaar téeméer léegi ñaar téeméer ak juróom fukk ngay fay
yooyu yëpp ay mesures yoo xam ne mën nañ ci dellu ginnaaw. pour wàññi leen ko. pour wàññi seen charge yi. parce que entreprise yi seen charge yi dafa bare. beneen bi mooy benn loi bu ñu jëloon c'était la loi 2018. 10 du 30 mars 2018 modifiant certaines dispositions du code général des impôts. loi boobu aussi si sama xam-xam bu gàtt mën nañ ci revenir parce que loi boobu arrangé wul entreprise yi. loolu ñaari exemple yooyu rek laa jox mais. suñ si gëstoo bu baax daal ñu mën a indi yeneen mesures yoo xam ne dina gën a mën a arranger secteur privé. dese nga ñaari xalaat xanaa sa càmmiñ El Hadj Mansour Samb taaxelu rek. voilà quatrième xalaat bi mooy que état du Sénégal war na mën a tamit. jàppale secteur yoo xamante ni moo ñuy indil koom mooy mbay mi. waaw mooy napp gi aussi. xalaataat bu baax accord de pêche yi suñ ko war a xaatimaat ñu xool lan moo ñu ci arrangé ak tourisme bi parce que tourisme bi mooy deuxième priorité du Sénégal mbay bi mooy première priorité mais tourisme bi mooy deuxième priorité très bien taxawoon nañu déjà benn fonds pour jàppale hôteliers yi fonds boobu par exemple mën nañ ko yokk ok ñu jeexale léegi énergie bi aussi énergie bi lu am solo la xam nga énergie secteur névralgique la moom ñu gën a accélérer mooy support mesures yi ñuy jël mix énergétique bi ba nga dépendre trop ci pétrole bi kese ok waaw dernière mesure bi nag mooy comme ñun Sénégal du ñu bokk ci ay entités sous-régionales maanaam CEDEAO UEMOA war nañu toog waxtaan convoquer benn réunion d'urgence pour am benn xeex boo xam ne ñun ñëpp ñoo koy bokk. très bien jërëjëf madame Aïdara El Hadj Mansour Samb jërëjëf ci taaxirlu gi yow yan xalaat nga fësal est-ce que it j'ai l'impression que état bi naan aussi na jël mesures yëpp état boobu dina soxla ndimbal moom ci boppam faf. waaw dëgg la xam nga Assane El Hadj Assane seen point de vue bi thème bi mooy. crise bi am na. yenn stade yi ñu ngi utiliser dans les 3 mois à court terme. pour nit ñi mën a génn. ok. parce que crise bi day am ay effets yu doy waar. boo xoolee instant àdduna bi yëpp ñu ngi xool ay stratégies d'adaptation et de résistance. crise bu amee ñetti instrument kese nga mën a utiliser pour mën ci génn mooy instrument monétaire instrument budgétaire ak instrument fiscal. koppar budget ak l'impôt. waaw mooy instrument monétaire. mooy da ngay wàññi taux d'intérêt yi. pour nit ñi mën a am accès à l'argent mooy les ménages ak entreprises yi. Europe ak États-Unis seen banque centrale yi noonu la ñuy liggéeyee mais malheureusement ñu suñu banque centrale mënu ko def. à cause de la liaison entre le franc CFA et l'euro. donc politique boobu boo ko defee day tax banque commerciale yi dañuy wàññi seen taux yi beneen bi mooy politique fiscale. mooy nga teggi impôts yi exemple boo xoolee France démb li ñu décidé français yi nee nañu pour entreprise yoo xam entreprise exemple pour seen fiscalité. mais na leen 6 mois yoo xamante ne. duñu fay benn impôt dañuy suspendre seen cotisation. loolu Sénégal mënuñu ko def. parce que Sénégal day xaw a doy wax. doole yamul. waaw benn bi nag mooy politique budgétaire. boobu la Sénégal mën a def instant yi pour mën ci génn carrément mooy. def benn loi de finance rectificative boo xamante ne. day tax ñu jël ay dépenses yu doon def ñu teg à côté pour des dépenses prioritaires yoo xam ne day dem ci hôtel yi dem ci transport dem ci secteur yoo xamante ne dafa crise bi dafa sonal. mais dafa malheureusement crise bi aussi dafa fekk Sénégal mu toll ci foo xamante ne confortable dara. mooy ne FMI boo xoolee ci observateur 21 février 2020 yéen a ngi titré FMI plafonnement de la dette du Sénégal. instant bi ci Sénégal dañu ko plafonné à 9,563 milliards. alors qu'en décembre 2019 on était à 9,114 milliards donc instant yi marge de manœuvre du Sénégal 4,490 milliards kese la ci toute l'année si bu ñu xamee ne Sénégal am na yu bëri ñu war a def donc fi mu nekk nii crise bi dafa fekk ñu nekk Sénégal nekk un pays boo xamante ne dafa nekk ci statut pays à risque de surendettement modéré statut boobu lañu fekk bu ñu fekkoon ci statut pays à risque de surendettement faible foofu mën nañu am manœuvre budgétaire yenn pour mën a dem donc fii lenn moo fi fës pour le moment mooy ñaar la mooy ñu def une loi de finances rectificative mën a génn xaalis 50 milliards ou 100 milliards ak un fonds de solidarité mooy ne Sénégalais yi takk seen biir comme ni ma amee fépp Touba joxe na 300 milliards groupe ci médaille joxe na 10 ñu mën a dajale loolu ak xaalis bu ñu am ci état bi pour mën a dimbali secteur yoo xamante ne crise dina leen affecté par force mooy exemple secteur transport secteur hôtel
secteur commerce secteur restauration ak ñoo xamante ne dañ nekk en semence technique am il faut ñu soutenir entreprise yoo xamante ne parce que bu yàggee comme que ñun Sénégal lépp dañ koy importer amuñu dara lépp dañu koy importer ci bis bu yàggee Europe day répercuté parce que suñu économie parce qu'on a une base commerciale très déficitaire forcément ndax dafay tekki ni mënee su la yaakaarati les partenaires étrangers wala kër yu mag yi ci wàllu koppar banque mondiale FMI wala da nga naan non ñooñu moom mënuñu yaakaar ci ñoom fi mu nekk nii ñooñu pour ñu mën la lebal day xaw a doy waar duñu mën a lebal pour parce que banque mondiale FMI duñu la lebal pour nga mais ñoom amuñu dara lu leen war ñoom ci wàllu mesure d'urgence ñoom it dañuy seetaan àddina fi mu toll war na mën a nekk les FMI pour faire des mesures d'urgence exemple mën na wax Sénégal léegi levé naa pour ngeen mën a def lii ak lii ak lii mais xam nga banque mondiale rôle mooy day financer ay projet FMI mooy def soutien budgétaire FMI mën na def dara pour Sénégal pour ne leen lii ak lii ak lii mën ngeen ko def mooy li ma lay wax temps xam nga dañu doon wax temps yii ne dëkk boo ndóolee il faut nga am politique endettement bu prudente gis nga Assane yow mii bu fekkee ne amoo li ngay lebe da ngay def ndànk parce que xam nga soog oxygène fan lay jóge sinon fekk ne da nga nekk si politique d'endettement boo xam ne day dem ba xaw a dégradé ko def nga nekk à un niveau modéré bu soog oxygène ñëwee day dem ba day da ngay dépasser le seuil bi nga xam moom lañu permettre que mën nga endetté wu c'est important pour un pays sous-développé da ngay laxasu ci bor yi mais fi mu nekk nii li ñuy wax bu fi mu nekk nii il faut une réaction immédiate mooy réaction bi ñu mën a gis mooy politique budgétaire boobu parce que fiscalité bi ak monétaire bi mënul nekk donc politique budgétaire boobu moo mën a nekk mooy ñu def loi de finances rectificative génn benn 50 milliards très bien ba pare ñu def benn fonds de solidarité Sénégal yi xam ne dafa métti ñëpp dajaloo ñu génn xaalis pour mën a soutenir les secteurs yoo xamante ne dañu nekk en crise bu ñu ko defalee loolu crise ba nga dem ba day généralisé wu dëgg la madame Aïdara ci wàllu génne gi ndax yéen ñëpp wax ngeen ay mesures d'urgence xelal ko nguur gi ki nga xamante ni non initié la xamul dara ci économie dina ko jaaxal nguur googu ak li ñu bëgg mu génne ko yëpp laaj bu simple bi mooy fan la koy jëlee sëñ Samb nee na sax il faut aussi en interne sénégalais yeeg borom alal yi daal di cotiser fonds de solidarité waaw man si sama xalaat yaakaar naa ni nguur gi moo war a donner le là comme on dit c'est-à-dire nguur gi mooy jël benn xaalis ni man lii laa mën a def après population bi aussi topp ñu suivre yaakaar naa loolu noonu la war a mën xale bu nekk déjà ñun 16 millions de sénégalais lañu 16 millions de sénégalais yi ku nekk su joxee fukki dërëm rek xool ñaata lay nekk donc il faut que ñu def benn élan patriotisme ñu xam ni que ñun ñoo ko mën a xeexal suñu bopp dëgg la bañ a compter trop aussi ci ñu nekk bitim réew ndaxte ku ci nekk sa bopp nga tal tamit dëgg la maintenant jamono yi ñëwee baaxul de parce que ñun ñoo ngi doon góorgóorlu ci wàllu citoyenneté ci wàllu civisme nit ñi tam xam nga lu ni tàmmul it mu xëy na kët ne jonn sensibilisation yi de kon bu yóbboo ñëpp jàpp ci bu ñu xalif généraux ku ne waaw ñëpp ñoo ci war a jàpp xam ni que c'est l'instant parce que nit ñi ba tey tu ne sens pas ñoom xanaa dañoo xamul dayoog mbir mi garaawaay gi ñu wax ko rek noonu ak ëllëg gi mais maa ngi rafetlu bu baax aussi liggéeyu ministère de la santé boo xam ne ñoom duñu war a gën a sensibiliser nit ñi pour wax leen ni lii du combat état kese dëgg la combat sénégalais yépp la dëgg la ku ci nekk su defee li la war yaakaar naa ni daal ñu mën a incha allah vaincre tiis bi ci gàttal yan secteur fondamentalement nga gis ne fi ñu toll moo fi mën a daal di ñot di Sénégal yan secteur mooy secteur yi ma waxoon sànq xam nga am na ay mooy mbay meeg yooyu moom mooy indi koom-koom bi parce que soo jëlee mbay mi day indil c'est 17% du PIB produit intérieur brut mbay mi ak napp gi ak tourisme bi loolu moo ñuy indil principalement xaalis donc ci ñetti secteurs yooyu la ñu war a gën a jàppale d'ailleurs même président de la République yàgg na jox ay directives pour ñu def conseil présidentiel sur l'agriculture et la sécurité alimentaire yàgg na ko joxe en directive au niveau du communiqué des conseils des ministres mais boobu ba léegi yaakaar naa ni conseil présidentiel boobu kenn teniru ko mais actuellement nii yaakaar naa ni war nañ ko tenir pour ñu mën a seet naka la ñuy amee sécurité alimentaire ci weer yii di ñëw. rythme bi de xam naa ne il faut mu gën a yokku xam naa. waaw foog ñu gën a baral waaw lu conseil yi gën a wàññeeku ndaje yi bari yi tamit moom yoratu ko de. waaw mais aussi il faut que gouvernement bi daje pour joxe. mënta ñàkk way mënta ñàkk. loolu surtout conseil présidentiel benn concept la boo xamante ni président day réunir acteurs yëpp. après ñu jël ay dogal yu am solo pour mën a
pour mën a vaincre les problèmes. Très bien jërëjëf merci bonne journée madame Aïdara monsieur Samb ñu jeexale ak yow ci wàllu li nga xamante ni mooy ëllëg gi daanaka yow sax da nga ñetti weeru njëkk yi nga sóoraale waxuma la ak ya des maanaam ci gàttal kon bu yóbboo ñu gën a takk ndigg yi de ku ne ci ñun. waaw Assane xam nga instant bi confinement bi am Europe day tax production bi day wàññeeku. te xam nga ñun lépp dañu koy importer. dëgg la te ceeb bi ma lay wax ceeb bi ñuy jaay àddina bi mooy 5% de la production mondiale moom kese nañuy commercialiser. diwlin dañu koy importer mburu dañu koy importer bële bi donc tey bu nit ñi liggéeyee confinement bi am entreprise bi am demande bi foog mu wàññeeku te prix yi day jox. donc instant bi état war na liggéey ak les commerçants importateurs pour ñu xool ci les stocks parce que crise bu yàggee rek prix yi day yokku parce que demande bi day bëri. te affaire day yokk parfois Sénégalais il faut état bi xam loolu. il faut état bi xam ne crise bi mën na ñëw si une crise financière. c'est une crise alimentaire. parce que instant boo demee Europe tous les grands supermarchés gars yi vidé nañ ko. mais moo tax baatu on est en guerre bi président France wax. mais tëbul wax ko dafa xam ni looloo am. mais Assane Sénégalais xamaguñu lii fu mu jëm. oui. gis nga crise bi day mën na déboucher dans une crise alimentaire. te loolu mag ñaanuñu ko sax. dëgg la ñaanuñu ko yàlla dëgg la. donc il faut état bi liggéey ak les commerçants importateurs. ñu xool les stocks qu'il y a en ce moment au Sénégal. diwlin ceeb bële ak yooyu yëpp. c'est important mën na dem dans une crise alimentaire man toujours man loolu mooy sama problème. parce que instant yi production bi day wàññeeku au niveau partout dans le monde parce que usine dañuy tëj parce que liggéey ñu ngi confinement seen i kër. usines yi aussi dematuñ noonu. moo tax en Europe les gens sont en train de se battre. partout ils sont en état de guerre. fii la ñu gën a soxlaa patriotisme nag ci ñëpp commerçant woo que voilà. ñëpp te li gën a metti mooy. Europe am nañu doole am nañu grande entreprise mais Sénégal ñun dañoo ndóol. dëgg la te suñuy état instant yi dañ ko plafonné mënatul am marge de manœuvre yenn yi. donc li ñu ma ànd mooy comportement mooy waxtaan ak suñu commerçant yi waxtaan ak ñëpp les gros importateurs ñu xool les stocks clients ici. bu prix yi laa mën a jox ñu xool ni ñu koy def ni ñu ko mën a loolu bu laa ñëw ñu xool ni ñu si mën a liggéey. incha allah c'est très important la crise alimentaire bi annoncé wu c'est important ñu sóoruwaale. ñu bàyyi ci xel bu baax jërëjëf El Hadj Mansour Samb économiste écrivain soxna Marie Ba Aïdara économiste moom it ñu leen di gërëm bu baax ci yooyu leeral di gërëm ñëpp ñu doon teewlu gis-gis ak RFM xibaar yi la woon ak rajo Futur Média mbokk yi ñuy dellu rek di ñaan kilifa yi ñu continuer ñaan gi am na ci solo lool mooy daanaka sookal bi wéeruwaay gi. li ci des nag mooy sunuy comportement ak responsable yi képp ku nu dénk nga xam ni laal ci jamono la ñu gën a soxla bëgg sa réew fonk sa réew waaye it fonk sa moroom raxasu ba set changer comportement bañ a wàll kenn c'est très important yëf yi nag ni ñu koy waxee du lu ndaw waaye yàlla moom dara tawu ko Abdoulaye Diop nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi soxna Ami Soumaré